jërëjëfati oustaz Maodo Faye tënku xabaar yi amatina solo na muy amee solo saa su ne nuyooti la santati la gërëmati la bu baax a baax amati mbégte janook yow. waaw maa ngi lay ziyaara bu baax di la jaajëfal bu baax itam. ci bisu tey bi nga xam ne moo di alxames fas yéene. janloowaat ak yow te tamit li ma benn taximan wax démb ne ma moom da laa lakkal lool ma ne ko ci la dëkk. moom kay lakkal gi moom xam naa ne moom damay muñ rek. ndeysaan waaw lépp cofeel la rek. waaw sunu borom a ko def. bëgg gi ma la bëgg rek. waaw loolu képp la nag. wallaahi te dégg naa keroog moo tax ma lakkal la rek. dégg naa keroog sa yaay di ko wax ma kontaan ci loolu. ma Nicolas da laa bëgg ma sama xel ak ay quelques xeer. wallaahi ak quelques xeer. bëgg nag yëg a koy fay. te oustaz nag waaw dëgg neexul. waaw mais la waaja di wax rek toi-même tu sais. n'est-ce pas waaw jeex na keñ ñoo far. on est ensemble jàmm na ñooy. waaw keñ bàyyi. maa ngi lay sant bu baax di la gërëmati. waaw yéen daal nii rek. kan ñooñu coronavirus sa ngay dem. waaw di gën di yéeg. affaire yi di gën di tar ci àdduna bi. waaw Sénégal xamaguñu fan la ñuy positionné woo. ah yéen ngeen ne da ngeen di ubbi école yi yéen daal nii rek. waaw yow sëñ bi yow nag danaa la delloo benn bande wolof yéen a guyam yéen a Dakar. man lu ci sama yoon. yéen daal Sénégal nii rek. déet yéen daal mais Sénégal yéen nii rek mbir yi day jaxasoo seen i njiit jaxasoo bagage yëpp am na doo jaxasoo. waaw moo tax jàngalekat yi. gis tant que jaxasoowul rek du ngeen am jàmm. waaw déet mais xam nga jàngalekat yi am na waa fédération des enseignants du Sénégal ak waa CUSEMS ñoom nee nañ ay ca bisimilah waaye nag gouvernement bi moo ci yore ci gël gu yëm parce que ñoom seen xel dalul ci ñu ubbi école yi gis nga Nicolas gis nga alxuraan dafay wax ne indil nañ leen dëgg waaye ñi ëpp ci yéen bëgguñoo dégg dëgg waaw bëgguñoo dégg dëgg ay alxuraan la maanaam dëgg moom bu jotee nañ ko wax rek gis nga li d'ailleurs waa ji wax na ko ci journal bi nee na abri provisoire yi am ci dëkk yi nga xam ne nawet bi tàmbali na foofu nga xam ni day xëy di taw ba ngoon waaye loo xam ni sàkket woo xam ne mbaar ma ko téye boo xoolee da ngay gis ceeñeeru jant bi buy taw suba ba ngoon xale yi fu ñuy dem fu ñuy jàngee. mais ñu nekk ci réew boo xam ne lépp lu France def rek ñu ne ayca nañ ca dem. léegi yow yaa ngi may wax abri provisoire na abri provisoire yooyu ñu nga ca France. non léegi lu France def rek ayca nañ ca dem wante coronavirus de moom mu ngay law de. mais justement coronavirus saa bu xëyee wan leen boppam. coronavirus amagul leen solution ci moom. coronavirus saa bu ngeen tekkee mbir yi rek foog ne yéen a ci nekk rek coronavirus ñëwaat redoubler. waaw ba léegi nii ñii gën a xarañ ci àdduna bi mënuñu la wax coronavirus nii lañu koy maîtriser ak fii kii parce que ñii ubbeeku yëpp bàyyeeku jékki-jékki nañ rek amaat deuxième vague bu ñëw. waaw mais xam nga loolu. yaa ngi koy wax léegi ci xibaar yi. waaw am na réew yi ubbeeku woon yëpp ñu ngay jaaxle instant bi ne. mais affaire bi ndekete. dañoo foogoon ne kii ñoo ko gën a muus ndekete coronavirus ku mbong la. xam nga coronavirus moom du nit day jaay muus rek. waaw naan dama koy jéem a wër nomb ak yu kii. coronavirus danaan tekk. bàyyi leen ay 10 jours ngeen naan nu ngeen koy tuddee incubation. kii yéen mu jékki-jékki rek ne waat fërëj. waaw xam nga ñiy rëbb. sas déggoo ma de. bu ak maa la dégg maa la dégg ak jàmm. xam nga yow bu fekkoonte ne nekk nga nit ku dem nekk ci àll bi dama lay wax ñiy rëbb janax. wala yu mel ne ay jaar yooyu dafa am lu ñuy tuddee tuj fël. waaye mooy janax dafay wut ay tuj fël maanaam ay porte yu bëree bëri gas ci biir suuf si boo ko dàqee mu ne nga kar ko fii mu fële. loolu la coronavirus di def da nga koy kar gauche moom mu génne droite. parce que xam nga luy dem di law te xamuloo lawtan gi fañ lay yem. la nga man mooy li kilifa yi wax moom mooy ñu aaru. mais comme aaru gi sax taxul ñu aaru. mais c'est ça waaw xam nga masque. parce que ñi gën a aaru ci àdduna bi tamit. waaw teewul ñu ci bëri am nañu ko. waaw te pourtant kenn du leen reprocher hygiène kenn du leen reprocher aaru kenn du leen reprocher sécurité kenn du et cetera et cetera. dama am sama benn xarit bu ma wax barki démb bu reelu. mu ne ma man Maodo du ma aaru. ma ne ko lu tax mu ne ma moom lu mu yàgg danaa ma sa wopp dee. bu nekkee lii it ma xam ne kon waxtu wi la ñëw rek waaye moom bu kuy dund rek da nga ma sa wopp dee ma ne ko mais doo jël say disposition mu ne waaye mais bu ma ko jëlee bu ma ko jëlul lépp. gannaaw ñu ko jëlul sax dafa leen di dal. daal di faf noppalu xam nga mbir yi. bu kenn génnee loxo yàlla. mais man looloo ma jaaxal oustaz. lan moo tax forcément ñu bëgg jël yàlla tegee ko ne génnee ko ci mbir yi. nekk fii di imaginer ay affaire naan woy léegi bu ngeen protéger woo na nii na léegi sax coronavirus mën nañ ko nii coronavirus ba léegi amoo benn solution ci moom léegi lan moo tax suñu borom ñu bëgg ko tegee na la ci mbir yi. waaw moo tax mu fab suuf si xëpp ko ci cere ji yow kat du jàngal nga ma sama aay ba ma daan wax rek nga ma delluwaat jàngal xam nga yàlla moom xam na doomu aadama xam goo xam ne gii xam na ne lu ñëw lu nekk ban position la ci nit ki di am
yàlla da koy xam ndax xam nga xëy bu mooy liy xew suba mais yàlla moom xam na ko moo tax mu ne balil insaanu xutilal insaanu ma akfarahu ndax nit li muy défier boromam dafa bari yàlla ko wax de. yàlla nee na waay mbas waay fii faalul majhul sax la utiliser xutilal insaanu ma akfarahu maanaam chëtët bu doon nit a koy wax dama naan non mais xalal waaye mbis waay lakk waay billaay yéen a ma mën a défier waaye topp leen fële waay billaay rey nañ leen waay billaay dee leen sax ndokk waay yi billaay yéen a ngeen baal ma yéen a bon dee leen sax ndax li ngeen may défier parce que tout simplement yàlla dafay samp nit ba ku sempi loolu ci àddina yàgg na ci loolu da ngay gis par amul luy yëngu ci kaw suuf bu dee nit ki wax gëm na yàlla lu dul na loolu yàlla loxo ma nga ci amul loo gis muy circuler ci kaw suuf moo xam luy dox la moo xam luy doxee biiram la comme li serpent yi di def wala ko lu am ñaari tànk la wala lu am ñeenti tànk la wala luy naaw la loo xam ne lii doxul bi iznillah amul ci àddina loo gis muy yëngu rek même melentaan bi nga gis muy dox sax dafay dox rek bi iznillah léegi nag nit nag bu ko yàlla indilee ci jamono lu mel ne peste bi 1918 amoon na Espagne nangam ak nangam ñooñu yàlla ba ko yàlla dee jeexal na ko mais coronavirus bii ñëw nii ak luñ mën a def ci àddina bi ak luñ ci mën a boole buy demit ci ndigalu sunu borom dong la fiy jógewaat léegi nag ku man nga ñaan faju fegaru déglu médecin yi waaye nag bu fekkente ne dañ ne bon ay esprit cartésien moom moo ñu armé wu bon 2 + 2 = 4 bon nangam tubaab yi koy def fi ñu toll nii jaaxle nañ léegi nag ñu itam amaguñu solution amaguñu garab amaguñu vaccin loolu ci loxo yàlla rek la nag bis bu yàlla fëggee bopp doomu aadama yi te am buñ ko amoon it duñu jot ñun wala boog duñ ci gaaw a jot wala duñ ci gaaw a jot waaw wala ñoom am nañ lu leen doy sëkk ak barke jamono yi waaw léegi nag moo tax ñun ak luñ mën a def ci àddina bi nañuy dem ak pas-pas goo xam ne gii pas-pas bi li koy lal mooy al iman al imaanu mooy lan mooy ak gëm yàlla goo xam ne gii day dëggu merci bi nga ci tegee kàddu googu la parce que ña ñëwoon ci kanamu yonent bi ni nu ko alxuraan nettalee na ko jébbal nañ la suñu bopp yàlla na ko déedéet waxal ne waaw na gëm nañ yàlla na ko déedéet neel jébbalu si nañ rek xam nga jébbalu si ak ki gëm bokkuñu moo tax baatu muslim am baatu mu'min am baatu muslim am na muy julit waaw ak baatu mu'min waaw dafa am degré yi nag yu bokkul mu'min mu ay level la waaw ay niveau la waaw xam nga mën nga nekk muslim mais doo am gratu mu'min waaw parce que def boobu moo gën a diis moo tax ña doon def jébbalu dañuy wax aslamtu nafsi dama waxin la maa ko waxee noonu ma doon ña doon jébbal seen bopp ban dikkee ci keppaaru yonent bi ne ko jox nañ la suñ bopp gëm nañ la mais yàlla mi xam ne ci seen biir xol yi dafa ne ko neel ñëw nañ waaw ñëw nañ de waaye ndax gëm nañ la moo tax am na ñu daan nekk ci rang jàkka ji ci jàkka yonent bi di julli mais fekk na seen xol yi iman nekku ci xam nga loolu yàlla rek ko mën a xam ndax yonent bi nit la koo xam ni kii léeg-léeg bu ko yàlla orienté wul du dem loolu moom innama ana basharun mislukum xëy na problème bi dox suñu digganteeg rasulullahi mooy yuha ilayya dafa am lu ko yàlla déey te déeyunu ko mais su dul loolu doomu aadama la boo xam ne bi dafay am yëg-yëg di am lu ko merloo di am coono loolu moo tax yàlla mi nga xam ne nag moo gën a jege xolu doomu aadama mas naa la ko wax fii ne la jàkka joo dem ci Sénégal imam ba fa nekk di jiite firiwul ne moo gën ñi muy jiite imam bi nag ci jàkka ja firiwul ne moo gën ñi muy jiite waaw lan nga bëgg a wax foofu li ma bëgg a wax foofu moom mooy lépp loo xam ne lii nit ki da koy def la ca sa biir xol imaan nga wala gëm ga ngay gëm yow yàlla balil insaan ala nafsihi basir yàlla xam na li nekk ci sa xol kon jërul ngay réylu wallaahi jiite gi ngay jiite jumaa ji jërul foog jërul yokkante ay ngay grand boobu parce que da ngaa tane ci ñi dañ laa boole ci ñi dàqa ñen njort na yaa fa dàqa jàng wala bokk yaa leen ëpp àlluwa ci l'islam ñu ne la jiiteel mais li nga leen di jiitale moomoo ko sa way jur moomu ko waaw léegi nag am nga darajay imam pour jiite waaye jiite gi kii mujj dugg ci rang gi sax yéen a bokk julli gi ëppale woo ko ci lu dul jiite rek kese léegi nag Sénégal nag moom am na ci ñoo xam ñi jaral na leen bay xuloo ci imam wallaahi moo tax benn borom xam-xam nee na ku xam Cheikhul Khalifa Aboubacar Sy radiyallahu taala anhu nee na ku xam lu danger bi nekk ci jiite ay jullit ñuy julli doo ko xëccoo mukk am na solo voilà oustaz gannaaw coronavirus moom mu ngi noonu di doxal bu ñu xëyee tey ngeen ne ñu chloroquine bi dañ koy nii ak ne
ñu xëyati ëllëg ngeen ne ñu finalement chloroquine gi xaw ma bàyyi nañu ko tegee nañ ko nële. ñu xëy suba ngeen ne waaw nit yi économie bi dafa tar léegi bàyyi nañ leen ñuy circuler mais aaru leen machin tout ça ñu dem ba jëmmi jamono ci àdduna bi ngeen neewati nit yi kat finalement coronavirus dafay bëgg a dekkiwaat ci yeneen i façon ak yeneen i anam yoo xam ne on ne les maîtrise pas encore. xawuñu ràññeewuñu ko parce que coronavirus ci boppam moo bëri comme kàkkatar. waaw dafa bëri couleur. kàkkatar ko tane. waaw kàkkatar moo tane corona. fuuf yamunu xam nga Nicolas dafa am benn élément. bu bokk ci jaamu yàlla ak gëm ko te nit ñi duñu bari luñ koy tudd. xam nga mooy lan. mooy al i'tiraaf ala ma qada Allah. mooy reconnaître li yàlla dogal ci yow. nga nangu li yàlla dogal. waaw dafa bokk ci les éléments fondamentaux ci jullit bi loolu mu dafa war a bokk ci deretam. al i'tiraaf ala ma qada Allah. xam nga sama papa wéyoon na benn wéy bu am solo boo xam ne ci biir wéy bi mu ngi ca cabaxal ne nañu bàyyi nature bi ni ko yàlla sàkke. waaw mais loolu kay wax naa ko fii loolu kay ay alxuraan dafa jaat koy waaye mais loolu def naa fii ta'wil bi ne la saharal fasad fil barri wal bahri bi ma kasabat aydi naas wala boo ci njëkk a wax maanaam damaa bëgg a wax ne yàlla nee na bari na corruption bari na yàq ci kaw suuf si ak ci jéeri ji maanaam ak ci géej gi dara waralu ko lu dul loxo doomu aadama moo tax ca fin ba dafa ne waaye da ngeen ñam li ngeen yàqoon lépp ñëw résultat yi ñun ñoo koy jël conséquences yi léegi nag coronavirus bi il faut ñu reconnaître d'abord de prime abord ñu reconnaître ne lu yàlla dogal la al i'tiraaf ala ma qada Allah dafa bokk ci nga nangu yow jullit bi ne même sax bu ñu lay jàngal waaw bu ñu lay jàngal tawxiid maanaam nga gëm yàlla képp doo bañ koo bokkaleeg dara dañ lay wax nga nangu dogalam bi moo xam xadar bi dafay nekk xayr wala mu nekk char maanaam mu nekk lu baax ci yow wala mu nekk le contraire ñaar yëpp accepté ko waaw bu fekkente ne accepté nga ko di superficiellement mais dans le cœur agsi wu ci yàlla bàyyi la ak sa bopp moo tax même fajkat yi sax ak i médecin parce que aussi c'est pas des gens dañu jàng am seen i diplôme gën la maîtriser li ñuy def waaye tamit ay nit rek la nu ay doomu aadama faut pas aussi qu'on se voile la face ay doomu aadama la ñi yow ak man ak keneen ak keneen ak keneen et d'ailleurs parfois même dañuy juum ak di juum ak di voilà mais donc ci exercice seen fonction yi sax parfois dañ ciy juum naturellement ay nit kese lañu faut pas aussi que ñu yóbbu ñu ci ay niveau yoo xam ne saa waay ay doomu aadama rek gannaaw France moom mu ngay tijji ay école am te coronavirus mu ngay doxal yéen tamit ne ngeen da ngeen di tijji seen i école baax na yàlla baax na yàlla waxul kenn dara waaw yàlla na yàlla aar gone yi te tamit abri provisoire yi ñu enlever le mot provisoire parce que man provisoire bu am 15 ans 20 ans man bëggoon naa ñu tudde ko neneen parce que man maa ngi fàttaliku yàgg na boobu man est-ce que sax boobu maa ngi di def stage rajo nostalgie bi nga ma daan fekk noonu may doog a tàmbali def stage ak yooyu foofu yaa nga may fàttali lu yàgg oui mais boobu noonu man la ba daan dégg ñu ay abri provisoire te xanaa provisoire ci français mooy loo xam dafay nekkandi ba jëmmi jamono mais à chaque année ñu ne provisoire mais il faut enlever le mot provisoire quand même léegi ñu def ko abri rek quand même doy na waar mais lu ci mënti am parents yi jaaxle nañu torop jamono ji yaa ngi gis ci réseaux sociaux yi réaction yi y en a énormément de parents qui disent non on refuse on n'amènera pas nos enfants dans ces conditions-là parce que tout simplement c'est des risques à prendre et on ne veut pas les prendre mais am na kilifa yoo xam man li ma gënal mooy ñu xool beneen solution bu dul waxaat xale yi ñu jaar ci jaww ci jéeri ji dem ci école yi xam nga xale moom ndeysaan mën naa wàcc foofu fii jàdd fii dugg fii contrôle boobu aussi tamit day xaw a jafe daal mais bon comme ñoom xalaat nañ ci ba pare nañ bàyyi rek ñu dem ba xam ku ne daal en tout cas enseignants yi ñoom am na ci ñoo xam ni ba léegi dañu sceptique ma ne wóoru la ak corona ku ne daal na aar sa bopp aar sa njaboot léegi décision bu ci mënte am yow tamit nga jëlal ko sa bopp mais après nga assumer conséquences yi mais bien sûr voilà c'est aussi simple que ça yàlla waxul kenn dara kon ñu dem ci WhatsApp ba aywa bu ngeen bëggee bokk ci bile émission jokkoo ak Nicolas wala Maodo Faye mën ngeen yónnee seen message wala woote ci numéro WhatsApp bile di 77 959 51 53 77 959 51 53. asalaamaaleykum wa rahmatullah Maodo maa ngi lay nuyu man la Adama Sow Medina Ndiobène di la nuyu di nuyu Nicolas mi nga àndal
bon amoon benn laajte bu ndaw rek gannaaw bi ma leen nuyoo ba pare waaw ñun ci koor gi dañ doon faral di def maanaam buñ jullee gee après dañuy teg safa ak witr bu ñibbee ba ca kër ga nag ñu doog a naafi la ma dégg am ñu naan loolu jaaduwul parce que safa ak witr maanaam moom mooy tëj julli daal moom la doomu aadama bi war a mujjee ma ci doon leerlu nag waaw di leen nuyu bu baax a baax di nuyu auditeurs yëpp merci nekk leen si jàmm. jërëjëfati mbokk mi ñu ngi koy sant di ko gërëm oustaz dégg nga laaj. waaw dégg naa laaj bi xam nga lii borom Laxdari yi di wax naan lépp looy def ci àddina rek daal na nga bu dee ci wàllu jaamu yàlla ibaadaat yi daal fexeel ba xam atte yi ca nekk moo gën am solo foofu xam nga ci koor gi la wax ne bu ñu daan julli dañuy julli gee ba pare daal di def seen safa witar daal di naafila d'abord il faut ñu xam lan mooy safa witar safa ak witr mooy impair safa mooy ñaar wala en tout cas ñett raka lay doon xam tamit lan mooy naafila ak naafila daanaka boo ko seetloo ba seetlu ko sax bu dee ci guddi gi amatul waxtu waaye am na ñoo xam ne bu ñu jullee gee ba noppi te loolu moo gën a lëng bu fekkente ni dafa am ay nawaafil yu ñuy def ci seen biir kër dañuy daal di roccee ko ci jàkka ji dem seen kër àggale seen ay naafila def seen safa witar dem tëdd am na ñuy def loolu mais loolu ñu koy def dañoo xam parce que gis nga Nicolas julli gudul julli farata yi yàlla daganal te nga xam ni wàccee na ko ci yonent bi muy juróomi waxtu yi geneen julli goo fa def lu dul fay boru julli naafila la gu mën a doon ak waaw xam nga naafila sax mooy looy teg di tegale à part loolu am na yeneen naafila yoo xam ne mën naa nekk ci bëccëg bi mais ñaare bala ngaa julli tisbaar nga dawal ñaar raka wala boo tahiyatul masjid ngay dugg ci jàkka ji sànni ñaar raka am na sax foofu bu dee ajjuma am na werante ci mazhab imam Malik et yeneen mazhab yi parce que ci mazhab imam Malik ñoom dañuy wax ne boo fekkee imam bi su ma juumul mu nekk ci minbar bi warul te mën nga bañ a def sa ñaar raka nga déglu imam bi mais yeneen mazahib bi dañu wax ne non tahiyatul masjid moom nga fekk imam bi muy xutba muy bañ a xutba defal sa ñaar raka donc yooyu yëpp ba léegi nekkaguma ci julli farata ba lii ma fi wax yëpp ay nawaafil laa ko mën a tuddee ndax bokkagul ci obligation yi nga xamee ne nit ki tey ndax naafila boo ko fayul du la wàññi dara léegi nag safa witar ki julli gee mu def ko tëdd tabaarakallaahu lu baax la mu jël ko nag doon na gën a jekk doon na gën a nekk lu lëng liñ gën a xam julli gee def say nawaafil après nga def sa safa witar dem tëri bu fekkee nag imam bi dafa julli gee ba pare ki bëggul a def safa witar waaye na dem naafila ji këram ba heure bu ko neexee su fekkee nag dafa def safa witaram ba noppi nag moom def naafilam c'est comme imam bee ko def du firiwul ne lim def baaxul léegi nag fam ko teg lañ ko waroon a laaj waaw loolu nag man xam nga tam imaam yi dañ lay déglu te xam naa ne njàng dafa yaatu waaye daal am na lu gën a lëng am na lu mu def waaye nag li mu def it est-ce que ay na wala ayul dañuy dem ba ci imaam ba ñu ne ko foo ko teg waaw am na solo oustaz ñu dem ci ñaareel bi ci loolu sax asalaamaaleykum yaa oustaz Maodo Malick Faye maa ngi lay ziar man Mame Birame Sène maa ngi lay ziar di nuyu Nicolas te di leen xamal ne wax dëgg yàlla li ngeen di def am na solo bon am na professionnalisme parce que li tax ma ne professionnalisme xam nga oustaz Maodo boo koy xool wax dëgg yàlla yaak Nicolas seen at yi méngoowut ndax waxuma la dara waaye man ba ma lay déglu nga nekk nostalgie en 96 jëm si 97 yooyu at yooyu ak léegi boo ko wàññee ci atu Nicolas wax dëgg yàlla du koo xam ne sax waroon ngeen di mën a toog di waxtaane yenn yi waaye professionnalisme moo waral loolu ci côté Nicolas tamit li tax mooy mën a dëggal tamit ne professionnel la bon émission bi ngeen di def nii léegi bu ñu bëri di ci gis seen bopp commencé wul ci kaay ñu def émission da nga doon def rek journal international wolof bi 11h boo paree moo trail yaa oustaz seen nangam li rafet na léegi nag oustaz tooñ la ci benn affaire ngeen waxtaan ci ba léegi nii wax dëgg yàlla mu nekk débat boo xamante ne nii bu am solo la donc loolu professionnalisme man nag duma leen di déglu chaque jour sax ndax xëy na raison professionnelle daa tax heure yi may liggéey yenn saa yi day fekk heure yi ngeen di waxtaan yenn saa yi 11h day fekk ma nekk si leneen waaye nag Maodo moom yàgg naa ko déglu ba muy nekk nostalgie di ñëw midi ba léegi nii du ma jóg ci di ko déglu suba si nii sax mook Issa Niang wax dëgg yàlla tax nañ mu Sud FM daal ma collé ci waaw maa ngi leen di jaajëfal xëy na dafa nekk affaire WhatsApp xëy na
vocal bi du mun a continuer yàgg noonu mais daal maa ngi leen di xamal ne ci kanam rek jërë ngeen jëf. jërëjëf mbokk mi ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm am na solo fàttali nañu lu bëri boobu lay doog a tàmbali. waaw ci carrière oustaz Maodo Faye boobu lay doog a dugg ci mbiru journalisme di stage dugg fii di fanaan ci rédaction yi. mais nag li mu fàtte woon a wax. amoon nañ fa koy bu neex. nostalgie jamono waaw ab ruq la woon. waaw ruq bu neex. waaw mais loolu dafa waroon a wax ne. Nicolas daana ma fa fekk ndax moom mi dafa sopp daana fa ñëw de sa waay daana kalaw la yu ba dugg fa de. wallaahi xam nga nee na moment yi buñ ko dindee ci say at. mais moment yooyu man daanaa la gis ngay burux li dugg foofu. wallaahi waaw yàgg ngaa dikk foofu di kërëb rëb. kat moo doon wax Maodo Faye. Big John. waaw merci Maodo Faye. wallay ndeysaan ñoom Francky. Freddy HM aussi maa ngi waxtaan ak moom mbërki démb rek. waaw ak Freddy ndeysaan suñu soppe la nee na mu ngi ñuy faral di dégg. oui très bien waaw ñooñu boobu lay doog a démarrer affaire yi. boobu yow nga fa daan ñëw. ñu xamante woon foofu wax na dëgg yàlla mooy boole ay nit. ba tey yàlla dajalewaat nu fi mais remercier na également déroulement rajo bi ni muy doxee ci xabaar yi ci suba gi. xam nga rajo bi ak loo mën a wax itam taux d'écoute bi nga xamee ne yàlla defal na ko te ñëpp di ci déglu information yoo xam ne yu wér te wóor yoo xam ne lu ñu la wax dëgg la loolu Sud FM defe naa ni seen créneau mooy amul lu ñu lay wax loo xam ne nekkul dëgg. dara jaral ñu ko suba gi aussi taux d'écoute bi mi ngi gën a yokk ñu ngi ciy sant yàlla mais également di la ci remercier bu baax a baax. jërëjëf ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm mbokk mi et puis di ko xamal aussi ne wala di ko fàttali ne puisque nee na des fois sax yitte jamono ak liggéey bi da koy téye da koy tënk ba mu koy raté ba day dem ci podcast yi. day rattrapé wu ci YouTube bi. merci bu fa demee rek. lépp loo xam ne waxtaanee nañ ko en direct. voilà danañ ko fekk ak foofu dañ koy sotti ci YouTube ba. voilà bu ko defee nga jël sa temps nag moo xam waxtu bu la neex ci journée bi. nga dégluwaat Maodo Faye n'est-ce pas. voilà am na solo kon oustaz ñu dellu ci WhatsApp ba. asalaamaaleykum Sud FM maa ngi leen nuyu bu baax di leen ziar sama mag Nicolas ak sama papa Maodo Faye di leen wax maanaam xale bu ndaw la naa sax dama leen di déglu safoo naa leen lool bëgg leen macha allah seen émission am na solo lool macha allah maa ngi ciy gis sama bopp bu baax a baax dama bëggoon sama papa Maodo ñëwal ma ci saxaaba yi ndax man def maa xaw a jaaxal nu ñu mel ci suñu borom ak nu ñu génne adduna daal suñu borom di seetaan daal xaw na ma jaaxal ku waa bañ jàngat nga ma ciy jox beneen bi sëriñ si ñu koy dem boo saxaaba yi ñu leen tekkale sëriñ si daal ban jàngat nga ma ciy jox. oustaz kon waaw. dafa mel ne laaj bi la koy bàyyil rek. waaw dafa mel ne laaj bi sax jaaroon na fi. wala boog bu nuroog bii jaaroon na fi. xam nga dafa wax ñu dellusiwaat ci histoire saaba yi ni ñu faatoo suñu borom seetaan déet suñu borom kenn dox suñu borom seetaan xam nga loolu dafa xaw a diis. mais loolu la ko waxee moom. loolu daal nee na jaaxal na ko ak ni ñu génne àddina. xam nga man defoon naa benn exposé bu yàgg a yàgg ci. dundu asxaab yi nekkoon ci xawla rasul nekkoon ci keppaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa ci def conférence bu yaatoo yaatu def ci ay recherche yu bëree mais xam nga problème mu saaba yi ñooñu yàlla daf leen a gërëm ba noppi naam boog ñenn ci ñoom boog bu ma mandoo buñ fekkee dégg nañ waxin ba ñu ay nit ñu baax ndax képp koo xam ne kii fekk nga jamono yonent bi te nangul ko rek topp ci keppaaram rek toog di ko déglu man jàpp naan ci saaba yi nga bokk. ban fa jógee taabi'in yi ñoo ñëw après bon voilà ba ñu yegg si fii ñoom dañoo nekk ay ñoo xam ni dañu leen def warugar la ci ñun jullit yi ñu respecté leen warugar la ci ñun jullit yi également ñu jox leen seen wàccuwaay c'est vrai que nag bon amoon na ay jafe-jafe yoo xam ni amoon na seen diggante la loolu moom histoire du ko weddi te am na itam mi ngi ne fàng ci téere yi amoon na ay jàppante yu méttee yoo xam ni doxoon na ci ñenn ñi bon. yenn téere yi am na nu ñu ko interprété am na yeneen téere yoo xam ne itam neneen lañ ko interprété ci masab imam Malik xaw ma ci risaala la nekk di xaw ma am na fu imam Malik di wax naan dañu war def al imsaak fi ma sajara baynahum maanaam ñu téye suñu làmmiñ ci li xewoon ci diggante saaba yi mas naa dégg suñu baay di mag mu baax Alaaji Ibu Saaxo daana wax naan war nañoo noppi nekk te suñu gémiñ comme ni ko borom téere ba waxee ci li xewoon ci saaba yi waaye la ca xewoon metti na lool Nicolas waaw ndax rayante doxoon na seen diggante problème politique posé woon na seen diggante problème de succession également maanaam ndono nekkoon na seen diggante yaakaar naa ne su ma juumul Aliyu dañ ko rey Seydina Ali ibnu Muljum moo ko rey Omar ibnu Xattaab dañ ko boom Ousmane dañ ko boom ragal naa ne ku ci dul Seydina Aboubacar Sadiq faatuwuloo ci sa biir nekk dañ la su ma juumul dañ la boom et amoon na nag ay
problème yu taxoon ñu boom la même histoire Ousmane am na ci ay bokkam yoo xam ne ñu ngi ba woon Égypte foofu ak piège bi ñu ko def itam ba boom ko doy na waar. Marwan bu ñu fàttali ko l'histoire de Marwan ak itam fatwa bi nga xam ne yonent bi joxe woon na ko ci moom ak secrétariat bi nga xam ne yore woon na ko ci ci moomeel Ousmane en fait c'est compliqué. d'accord fàttali mbokku auditeurs yi yéen a ngi déglu seen émission histoire des prophètes ak Oustaz Maodo Faye. d'accord parce que comme laaj dama daan dégg ci Alaaji Abdou Aziz Serigne Abdou Aziz Al Amin mu ne doo nit kenn du ko xeebal sëriñam kenn du ko xeebal bëgg laajam ak yu demee noonu waaw moo tax ñu nekk ci di nekk alors donc ma tamit ma ca waxal boobu histoire des prophètes ak Oustaz Maodo Faye. très bien alors mu nekkoon succession boo xam ne bi doy na war ci Madina parce que en réalité d'après téere yu bari parce que ci bi ñuy doog a tàmbali rek di fal ak yu demee noonu ak bi kilifa gi di door a génn àddina lëndi ci yenn téere yi ni ñu ko waxee ba àllarba ñu denc ko Seydina Aboubacar à un moment donné fekkewu ko woon bon voilà après bi mu ñëwee nag gars yi jaxasoo woon nañ fii ndax bi muy doog a génn àddina moom Seydina Mohamed dañoo réeroon nit ñi kenn xamatul woon foo jëm ñii mënatuñoo wax ñii parce que dañoo bëggoon yonent bi ba nga xamee ne même Omar ibn Khattab jour boobu la wax ne man xaale bi anna Muhammadan xat maata sa aqtuluhu bi sayfi haza maanaam képp ku fi wax ne yonent bi faat na ma fab sama jaas ji rey la Aboubacar daal moo ñëw réorienté waat nit ñi ne leen ku doon jaamu yàlla xamal ne yàlla moom du fi jóge de ku daan jaamu yonent bi nag tey nag wax dëgg yàlla yonent bi jóge na fi mais mission bi nañ ko kon nit ñu baax lañu woon ñu déggaloon yonent bi lañ yàlla def na ci ñoom ngërëm yàlla na yàlla yërëm leen te tamit ñu baax lañ man dama leen di respecter à tout moment bon am na nag ay problèmes yu am ci xilaafa gi est-ce que c'est Seydina Ali est-ce que c'est bon là c'est autre chose waaye daal li ci mën a dégg daal mooy ay nit lañ yoo xam ni dañu am faratale ci jullit bi ñu respecter ashab rasul te bokk naa ci ñi nga xamee ne respecté naa leen bu baax a baax. léegi nag nuyu borom histoire de ba insisté naa ñaari yoon. waaw kii def histoire des prophètes nuyu ko nag. waaw maa ngi koy nuyu il paraît que am na lu mu ci tegaat sax fàtte naa ko parce que dama ne woon ci commentaire bi daal en tout cas li ci mën a am daal moom mooy xam naa ne histoire des prophètes moom mënu ma koo jeexal ci benn émission wax naa ne def naa ci waxtaan ba tey def naa ci ay audio ba tey bon coow li na ko de toutes les façons. waaw macha allah ñu ngi nuyu borom histoire des prophètes. oustaz jërëjëfati ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm waxtaan bi amati na solo sant gërëm mbokk moomee jaar ci whatsapp bi ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi jaar ci whatsapp bi saa su ne ngir indi seen laaj ak seen i contribution gannaaw ne ngeen le 25 juin defe naa wala le 22 ngeen décidé. finalement 25 le école France mooy le 22 ok donc ñun le 25 juin ngeen di ubbiwaat école yi d'accord boobu jamono corona moom kenn du ko forcer te kenn du ko jaay doole ndax corona moom mu ngay wéy ci àdduna bi. sànq bi ngay def sa journal nee nga fan ak fan Iran ak fan ak fan ak fan. dañoo confiné waat moom kay tawarkal la non Iran sax dañoo xëy am lu mat nangami junni. ci benn bis ba daal mbir mi fi mu toll nii moom boo defee nag dañuy delluwaat ëpp leen loxo. waaw ñu ne yenn dëkk yi ñu ngay confiné waat nit yi. waaw dañoo nee woon sax mais confinement mënta amati de toute façon loolu lañ jëlal décision mais finalement seet nañ ba seet mais ci confinement reconfinement lañ jëmati. waaw déconfinement dafa am reconfinement am. waaw corona ngi noonu. waaw xam nga wax naa léegi al i'tiraf wala ma xadallah maanaam yàlla lu mu dogal nañ ko nangu rek lii dogalu sunu borom kenn mënu loxo sunu borom kenn mënu ko dara génne ci dara ci àddina ndax nag àddina moom bu neexee yàlla la bu naqaree it yàlla la àddina bu neexee yàlla la bu naqaree yàlla la laa tasubbu dahra fa inna allaha huwa dahru àddina bu ko kenn ŋaññi ndax yàlla ci boppam mooy àddina loolu fokk nu bàyyi ko xel la ca des nag mooy bu ñu nangoo dogalu suñu borom ba noppi nag ay nit lañ comme li nga wax léegi dañuy xalaat dañuy am ay xel mais gis nga alxuraan dafa doy waar gis nga ñàkk gëm dara ak ñàkk ormal dara xam nga tey yow barki démb fan yëpp yaa ngi ma koy wax naan ma nit ñi dañuy woote naan gëmuñu ne sax corona am na te pourtant bés bu ne ñu gis lu koy nuru ñu dëgër bopp même alxuraan gis nga boo demee ci alxuraan Nicolas su ma juumul am na ci benn saar bu tudd Shu'ara foofu ci benn ñi gënoon a jege yonent bi laa lay wax ni aay bi ak noo ko mën a ta'wile moom loolu moom suñu borom moom noonu la ko waxee moom ak ta'wil nag mën na cee ne ak ñu naan sababu nusul bi mais yàlla dafay wax foofu sax yonent bi naan ko walaw nadalnaahu ala ba'dil a'jamin alxuraan lay wax nii de fa xara'u alayhim ma kaanu bihi mu'minin mi ngi ci Shu'ara ndax yonent bi mu tàmbalee di woote ñi gënoon a jege ci moom mooy ay bokki boppam ahadi normalement ndax ñoom la doon waxal waaw ndax mbay ci sa wewu tànk yàlla nag na ko gis nga alxuraan ji li muy baax su ma ko wàcce woon ci keneen ku dul arab du ñu la gëm
oustaz nga ne dégguma. alxuraan dama ne la ci Shuara. waaw xam jàngkat yi li ñuy wax nañ dem ci kaamil bi ñu xool ko foofu. waaw yàlla moo ne bu fekkonte ne alxuraan ji yow Muhammad wàccee naa ko ci ajam yi ajam mooy ku dul arab. loolu lay firi absolument littérairement loolu en tout cas littérairement loolu lay signifier. munu ko nga ñëw jàngal leen ko. ñoom arab yii. dañuy lànk. duñ ko gëm. donc yàgg na ci dëgër bopp. ci gis nga corona bi am na ñu ne gëmuñu ko. te pourtant Sénégal gi am nañu fi corona rey. waaye gëmuñu ko yonent bi tam ba mu tàmbalee ci buntu këram di woote ay bokki boppam ñëw. yàlla ba mu bëggee attirer attention bi dana ko bul sonn. su ma ko wàccee woon ci beneen xeet dañuy lànk. parce que xam dëgër bopp. arab yi nit dafa dëgër bopp ak nit en général voilà. nit dafa dëgër bopp voilà. da ngay wax mais nit tamit dafa dëgër bopp waaye tamit. non mais c'est compliqué c'est xam nga en fait corona da ngay seet finalement tu te dis c'est compliqué voilà c'est compliqué. xam nga ki kenn xamul ci àddina mooy kan ki nga xam ne c'est l'inconnu éternellement c'est l'inconnu xam nga kan la gannaaw yàlla. nit la kenn xamul. waaw sa doom ji nga jur sax mën nga ko umpale. waaw doom ji nga jur ci kër gi sax mën nga ko umpale. waaye nag balil insaan ala nafsihi basir. waaye nit moom xam na boppam. waaw. gannaaw corona ngi doxal te kenn xamul kañ la ak fan la. lay la fi jógee non xamee te sunu réew Sénégal malheureusement saa bu ñu xëyee jamono yi ñu ñuy annoncé ay mort di ñu annoncé également affaire bi di gën a yéeg kon doy na waar moo tax ma ne c'est compliqué. non xam nga. Et pendant ce temps-là voilà il y a un relâchement qu'on se le dise parce que effet aussi que il faut que ñu dundu comme on a dit il faut vivre avec le virus d'accord mais à quelles conditions aussi et à quel prix aussi loolu yeneen ni laaj la voilà économie bi il faut que mu dox ok d'accord mais économie bi tamit boo ko bëggee mu dox te corona moom mu ngi fi du la bàyyi nga doxal na nga ko bëggee. lii day wane ne nit mënul dara yàlla rek a man économie bi wax mais économie di dox mais pendant ce temps-là mais corona fait ses effets. moo tax billaay kuy xëccoo nekk président xamoo li xew. responsabilité yépp ku ko yàlla na laaj ëllëg ak ña la doon jàppale ndax dogal boo fi jël ci kaw suuf yàlla dana la wax lu tax nga jëloon ko waaw moo tax ma wax la fii barki démb ne la képp koo xam ne kii xotte nga suufu jàmbur ba jaay ko bu yomal xiyaamee yàlla dana laaj mètre carré bi lu taxoon nga jënd ko. képp ku fi lekk alalu miraas te loolu nag war nañ cee def waxtaan. parce que léeg-léeg nit woo ma ne ma ñun suñu miraas mi gars yi dañoo ëpp doole ñii defal nii ñoo bokkoon bàyyi waaye dañ ko mujj rek daal di ko falaa bàyyi xale yu ndaw yi alxuraan nee na bàyyi leen di lekk alali jirim yi ku koy def sa mujj du baax moo kuy lekk safaraayam. waaye kiit tegal leen ci aussi bàyyi leen di xëccoo ci yenn yi parce que yàgg nga maa wax ne yenn yi ci àdduna lay yem. donc bu ngeen fi nekkee di xëccoo ak di tasaaroo ak di xeexanteeg do àgg ci excès aussi dara jar ko fi. bilay jaru àdduna amul solo. tôt ou tard fa ñëpp di jaar rek da nga fay jaar. xam nga wax naa la fii ne démb ne la ki gëmul yàlla bu ko neexee mën na ko bañ a gëm waaye xanaa war naa mën a gëm dee mi mu gis bopp. parce que tamit nit day mi ngi mel ne benn fleur buy màgg rek benn cycle lay doon ba mu yàgg mu màgg daal di génn àddina xanaa loolu nit war na ko mën a nangu léegi kii xëccoo seetlu li ma lay wax kuy jël alali jàmbur wala ngay xëccoo alali àddina képp te buñ la seetloo ci quartier bi duñ la gis ci jàkka ji duñ la gis fu ñuy woote ci diina ji nangam ak nangam xamal ne mi ngi bokk ci équipe nationale Satan. dégg nga loolu déet am na équipe di. waaw boo xam ne day def compétition di dem ay quart de finale ak yëpp. waaw Satan. am na équipe. loolu alxuraan la yàlla dafa am ñu baax ñi dañoo dem ci keppaaru yàlla. ñi weddi yàlla ñi ngi ci Satan ñooñu ne xamul leen Satan di entraîner. il faut ma jënd terrain bi tey parce que kii soxna si moom tey mënuma rëcc nangam ak nangam parce que ñoom dañoo jàpp ne ku dee rek dee nga. waaw dañoo defee ne ku dee rek dee nga. waaye nag ku dee bu fekkoonte ne ku dee rek dee nga kon dee ban intérêt la am ak dund gi kon ban intérêt la am. xanaa da ngay xool kay ne yàlla tamit du caaxaan. parce que tamit même boo xoolee addina bi ni ko yàlla mooñee. ngay nit war ngaa xam ne lii am na benn maître bu nekk ci kaw. wala fu mu mën a ne ci fu yàlla kenn xamul fu mu ne. waaye en tout cas donte sax am na ñu ne mi ngi ci arache. waaye ak lu ci mën a ne war ngaa xam ne lii am na lu koy contrôler. léegi loolu dafay kawe sax level boobu sax day kawe oustaz. léegi jëlal exemple ci li ñuy waxtaanee rek coronavirus. léegi bu fekkee ne toi en âme et conscience coronavirus ne peut rien t'apprendre. ci àdduna bi ci life bi ci dund bi. mais alors là oustaz man boo tax ma ne la c'est compliqué je n'y comprends plus rien. alxuraan xam nga yow tey moom daa mel da ngaa jàng kaamil bi parce que li ngay wax ni yëpp damay foo wax rek damay soqi benn aay xam nga li ngay wax ni bu ma duggaatee ci téere bi. bien que tiimuma ko nii di ko mën a fii xool fu ne. am na fu yàlla di wax naan wan naa leen ay exemple ba tey
pour ngeen gëm ma mais ngeen dëgër bopp mun leen maa gëm. feneen fa mu ne danaa leen woon samay kéemtaan sa nurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. danaa leen woon ay kéemaan ak ay mbir. ci asamaan seeg fu ne fu ngeen mën a ne rek ci waxin. ngir ngeen xam ne maa fi ne. te li ma leen di wax dëgg la. waaye ngeen dellu dëgër bopp rek sa nurihim ayatina kay mooy. danañ leen montrer ay fait. yoo xam ne yii ay lu leen war a yéem la. pour ngeen xam ne fu ngeen mën a toll li ma leen di wax dëgg la. bu nit lànk. mooy li nga wax rek moo tax corona bi. mën naa jàngal ñi xelu. waaye ñi àddina rek yitteel danaan bon c'est juste un passage. ça va passer. mais sauf que corona est toujours là pour l'instant. waaw xam nga am na philosophe bu ne woon la mort n'existe pas. n'est-ce pas dee na bu yàgg. nga ne philosophe ba lu mu waxoon. la mort n'existe pas. oui il est parti waaye ana philosophe ba il est parti. très bien oustaz merci. voilà merci. jërëjëf maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm oustaz Maodo Faye waxtaan bi amatina solo na muy amee solo saa su ne léegi-léegi ma xajal Djibi Diouf bu service commercial Djibi da ngay aviser communiqué. Ok, très bien. Puisqu'on parle de la mort, oustaz, voilà, c'est bon. Oui, c'est bon. Non, on se dit bon week-end. Absolument. On se retrouve la semaine prochaine. tabarak yàlla ko yàlla def. amiin jërëjëfati oustaz Maodo Faye sant ko gërëm ko bu baax a baax li ma leen fas yéene defal ci fête de la musique bi ce sera lundi un petit extrait du spécial Blondie. Regardez ou du moins écoutez. Premier fils d'une famille de 9 enfants, Alpha Blondy, de son vrai nom Seydou Koné, est né à Dimbokro, en Côte d'Ivoire, le 1er janvier 1953. Élevé par sa grand-mère, le petit garçon connaît des années heureuses. Il grandit parmi des femmes âgées et il retient de leur sagesse cette leçon. Parler droit, ne pas mentir, quelles que puissent en être les conséquences. En 1962, il retrouve sa mère à Korogo qui l'amène à Odjéné où travaille son mari. Seydou Koné y passe 10 ans et en 1972 préside la section locale du mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. On l'appelle alors Elvis Blondy. Voilà, la suite c'est lundi, bien entendu, durant 1 heure, vous aurez beaucoup d'extraits concernant la riche carrière de Alpha Blondy, spéciale fête de la musique 2020 ci ndekki li émission nandite yi et puis di ngeen am benn interview en fin d'édition ci loolee ma defal Alpha Blondy ci benn waxtaan mu ma sekk ak moom bu ko defee ngeen dégg Alpha Blondy gannaaw bi ma ko defalee spécial ci fête de la musique 2020 ce sera lundi buñ ci yàlla bàyyee ñu leen di sant di leen gërëm bu baax a baax ci àndandoo gi ngeen àndandoo ak ndekki li émission nandite yi avec l'opérateur de téléphonie mobile leader Orange. Merci beaucoup, bonne journée, bon appétit. N'oubliez jamais, visez la lune car même en cas d'échec on atterrit toujours dans les étoiles, n'est-ce pas? Tàllal leen loxo yi ñaan gàngook bon week-end et à lundi. Salut. ci darajay hadith yonent bi, ci darajay salatul fatih, ci darajay malaikatul muqarrabin, ci darajay aqtab yi, ci darajay afrad yi, ci darajay awliya urrahman, ci daraja ay ak mashayikh yi yàlla may nu jàmm ju mat sëkk may nu dund bu mat sëkk may nu ndox mu mat sëkk may nu teranga bu mat sëkk may nu jàmm ju mat sëkk may nu pàcc yaakaar ju mat sëkk may nu wér gu mat sëkk may nu wérle gu mat sëkk may nu dund gu mat sëkk may nu dundle gu mat sëkk yàlla defal nu ko ndax yomb na yàlla jigéen ñi yal na yàlla dalal seen xel yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla bindal leen gàllaaju boppam yal na yàlla sàmm doom yi ci seen kanam yal na yàlla umpule leen lu leen di rikki yal na leen ko yàlla umpuleel yal na leen yére yomb yal na leen dund yomb yal na leen dépense yomb yal na leen pas-pas yomb yal na leen jóg dem doxi soxla yomb yàlla bu leen dara gàllankoor yàlla bu leen dara yàqal yàlla bu leen dara ñeleju yàlla bu leen dara def lu leen di naqadi yal na yàlla aar leen mag ñi yal nañ ci yàgg yal na seen fatx yokk yal nañ ko fi bàyyi nangami junniy at yal nañu dund ak ñun ba doyal dund tabarkalla mag ñu baax lañu yal nañu yàgge sat yal nañu yàgge xam-xam yal nañu yàgge jaamu yàlla yal nañu yàgge leer ci dënn yal nañu yàgge leer ci pénc yal nañu yàgge leer ci kër yal nañu yàgge leer ci réew mi tabarkalla
xale yi yu góor yi yal na yàlla ñemeloo leen jamono te taxawu leen lu ñu song yal nañ ko daaneel waaw fu yiwu nekk yal na ko yàlla ommat indi teg ci seen loxo yal na leen jikku taq ci yéen yàlla bu leen rëccu yàlla bu nu rëccu yàlla bu sag deñ yàlla bu teraanga deñ yàlla bu yiw deñ yal na man gi yokku képp ku am soxla biir yaa ko xam yal na ko yàlla faj